jërëjëf mbokku taalibe yi man nuyu baax di leen siyaar baax di leen bégee baax seen mbokku taalibe Mame Ousmane Diop Zikrullah mu Cheikh Atoumane Diop borom Tono maa leen nuyu seen télévision Mbacke Fall TV di leen siyaar baax di leen bégee di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal tawfeex di leen ñaanal taysiir di ñaanal seen Muntaxa suñu borom yàggal ko wéral ko yàggal ko lool suñu am ni Modou Mbenda yàggal si Assane Diop xalifa si maam yàggal si Saliou Mbacke mu suñu Xaadim Mbacke monsieur Ibrahima Mbacke mu suñu Maxtaar maa ngi leen nuyu baax di leen siyaar. waaw sëñ Ousmane maa ngi lay fay. di la ziare bu baax a baax a baax a baax. di rafetlu aussi Mbacke Fall TV. opportunité bi ñu may pour ñu mën a waxtaan ak waa Gunaas. waxtaan ak waa Sénégal de façon générale. macha allah Maxtaar ñu ngi lay ziar baax di la bëggee baax a baax bëggoon nañoo xam kan mooy Maxtaar Gassama. waaw Maxtaar Gassama nag mooy doomu Médina Gunaas. juddoo Médina Gunaas yaroo fi màggee fi jàngee fi ba suñu borom def sutura yàlla may ñu way di yaatu ba ñuy jàngale. ci collège di jàngale li ñuy wax mathématique donc kooku mooy Maxtaar Gassama defee lépp Médina Gunaas comme ni ma ko waxee rek yaroo fii am njukkal aussi bu ñu war a delloo Médina Gunaas parce que nag fi ñu meññee fi ñu soxee ko yàlla def ñu tàggat ni fi ba ñu màgg ba yaru ba am ay lijaasa ba mën a dem def dara yaakaar naa dëkk boobu am na lañ ko njukkal mooy Médina Gunaas moo tax tey jii ñu engagé wu en politique pour Médina Gunaas jàpp ci pour mu soxaleku jëm ca kanam. macha allah tabaarkalla ba taala am na solo loolu ñu ngi lay bëgg baax di la siyaar baax a baax a baax di jaar sëñ Balla ñu ngi toog sëñ Aliou Gassama moom it di sama lépp ñu koy siyaar baax a baax ak jëmm ju baax ji ñu koy siyaar baax sëñ Seck di ko bëggee baax di ko ñaanal tawfeex taysiir di ko bëggee baax a baax a baax kon Maxtaar bëggoon nañoo xam Maxtaar lan moo ko dugal ci politique. waaw li ma dugal ci politique nag bokk na ci dëkk ci gox boo xam ne nii li may wax doy na waar maanaam dëkk bu néew doole la. dëkk boo xam ne aussi nit ñi dañ koy stigmatiser maanaam buñ ko waxee rek xel yi day am ci lu muy daj. Foofu de ay nit ñu doy waar ñoo fa dëkk ak yooyu alors que demewul noonu. ma ne kat comme ni ma nekkee ndaw ba léegi. di gis bi dëkk bi image bi ko nit ñi jox. peut-être wala ay ñu fi juux dañ fi def yenn yi. ma ne kat lii jot na ñu engagé wu en politique pour lii ñuy wax ñu wan leen ne lii amul fii Médina Gunaas beneen bi aussi ñu gis ne suñu dirigeants yi ñu am fii. depuis première maire bi fi nekkoon. dafay nekk dirigeant yoo xam ne dañuy nekk ci nguur gi. maanaam mu nekk dëkk boo xam ne dañu naan ñii ay pouvoir yi si nguur gi ñëw rek ñu ànd ak ñoom te nguur gi ñuy àndal du def ci dëkk bi dara. première maire bi ñu ko am PS la nekkoon PS dem maire bi ci toppaat PDS parce que PDS moo fi nekkoon. maire bi tamit ànd ak APR nekk. mu nekk maire yoo xam ne ay maire nguur la ñuy àndal mais en réalité du ñu def dara fii Médina Gunaas. Médina Gunaas ku ko wax rek ci Sénégal rek xel yëpp ñu def rek mooy mbënd li may wax nii mooy cosaanu mbënd ci Sénégal fii ci Médina Gunaas ñu gis ne mbënd moomu dañu doon indi ay gàllankoor ak ay coono yu bëree bëri suñu waajur yi parce que suñu waajur yi kat yàlla dafa defoon ñu góorgóorloon ba jënd ay kër fii ci Médina Gunaas biñ jëndal kër yooyu ci Médina Gunaas tabax ko suñ ko tabaxee nag at mu jot rek depuis 89 rek maanaam ndox mi ñëw nangu ko ñu génn ci kër yi ñëw sëkk ko suul ko tabaxaat ci maanaam mën nañu ne li ñu tabaxal sëkkaat ci biir kër yi tabaxoon na 3 étages ñu ne comme ñun kat coono yi ñu am tolof-tolof yi ñu am te nguur gi waroon ci taxaw te suñu mairie waroon ci taxaw te seen taxawaay des na pourquoi pas ñun ñi nga xam ne tey jii son nañ suñu daal baay yooyu ñu jot ñu suñu baay yooyu def li ñu waroon def suñu yar ñu tàggat ñu jàngal ñu ba ñu xàmmee jot na kat ñu war a engagé wu pour améliorer ces conditions de vie là loolu moo tax ñu engagé wu ci politique engagé wu dans le développement parce que dañu jàpp ne dañu amoon jikko dëkk bii di Médina Gunaas loolu mooy suñu engagement en politique. macha allah Maxtaar am na solo lool tubaarkalla bu la gisee xam ni da ngaa jël engagement si Gunaas ba Gunaas kenn mënu ko defar ku dul doomu Gunaas kenn mënu koo taxawal ku dul doomu Gunaas di ñaan daal yéene bu ngeen am yal na ko yàlla àggale ci barke Cheikhul Khadim bëggoon nañoo xam Maxtaar lan moo ko booleeg Ousmane Sonko ba nga ànd ak moom. waaw mën nañ ne Ousmane Sonko lu ñu boole. dañu nekk aussi ay nit ñoo xam ne. dañu yar. nampatal ñu ci ay valeurs. maanaam ci éthique ci morale ak ci diine. yàlla def aussi ñu toog di observer langue politique. gis Ousmane Sonko ak Pastef ñëw di def beneen xeetu politique bu bees. maanaam politique boo xamee nekk nii ñu ngi ko lal ci njub ñu ngi ko lal ci dëgg ñu ngi ko lal ci lu leer. maanaam li ñuy wax li tubaab di wax transparence. Ousmane Sonko son discours c'est la vérité et la transparence. maanaam joxul kenn dërëm. mais dëgg ak lu leer li muy wax li nga xam ne ci xol lay jógee du gàtt ci yeneen xol. looloo tax kat muy xool ne kat ñun kat ñu ngi doon yëngatu naam ci wàllu développement
développement boobu am na njeexital dëgg na ci population bi waaye yaakaar nañ ni fii kat tëppoo na ak suñu pas-pas tëppoo na ak suñu gëm-gëm moo tax ñu engagé wu ci Pastef pour des valeurs pour des principes ak li nga xam ne mooy l'intérêt général loolu tax ñu engagé wu en politique. macha allah tubarkalla am na solo lool macha allah question yi am na solo tontu bi am na solo waaw bu ne Ousmane Sonko nag daan ni Yewwi Askan Wi ku nga xam ne coalition Yewwi Askan Wi la bokk mu ñoom Gàkko ak ñoom Ahmed Aïdara ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen te defe naa Makhtar su ma juumul élection yi demoo ak Yewwi Askan Wi bëggoon naa xam lan moo waral loolu ak lan moo tax Makhtar di dem ak boppam te bu dee dem ak boppam moom ñan lay àndal. waaw donc loolu dinaa ci sawar wax di leeral ne rek demul ñu ci coalition Yewwi Askan Wi fii ci Guédiawaye ndax ñun waa Médina Gounass bi nga xam ne ñooy bànqaasu Pastef bi fi nekk ak yeneen ñu nekk ci département bi ñu demee ni ñeenti commune waa Sam Notaire waa Njaareem waa Wakhinane ak waa Médina Gounass dañoo génn ci Yewwi Askan Wi fii ci Guédiawaye taxawal suñu coalition bu bees bu tudd Jàmmi Gox loolu aussi ma di tuuti rek sabab bi li ko waral mooy man mii maa doon représenté Pastef ci biir coalition foofu di ci ànd ak ñoom Malick Gakou ak yeneen parti yëpp yi nga xam ne ñoo nekkoon fii ci Guédiawaye ñu ciy liggéey te bu ñu doon liggéey aussi dafa am lu ñu boole woon parce que bokkuñu parti bokkuñu ay orientation bokkuñu objectif maanaam dañu amoon benn objectif bu ñu am muy ànd pour jële fi li fi nekk te baaxul ci kaw loolu nag ñu amoon ay tënk yu ñu tënkoon charte boo xam ne moo ñu boole woon pour que kat li ñuy teg ñu teg ko ci yoon teg ko ci tëralin yoo xam ne que bu ñu ko doxalee dina doon njariñ pour askan bi yëpp waaye bañ ciy dem nag ànd seeg ñooñu peut-être pas-pas yi bokkul ak yooyu ñu gis ne bi ngi am ay rëq-rëq te fu muy jëm nekkatul pour l'intérêt général donc ñu gis ne aussi ki jiite woon coordination bi muy Malick Gakou taxawaay bi mu waroon taxaw aussi mu teg ba ci choix bi fii ba tey yi ñu wax ak yow Guédiawaye kenn toogul ne statué nañ kat Guédiawaye kii ak kii la ñu tànn peut-être ci coobareem moom moo jël ñi nga xam ne que nii peut-être moo mën a xam justification bi mën a joxe par rapport à ces choix là mu teg leen fa ci tegin boo xam ne kii wuute na lool ak critères yi ñu tegoon te critères yi ñu tegoon waxoon nañ ni nit ki bala ñu koy tànn war na ñu xam ci parti ba mu bokk maanaam lawaayam ca gox ba nu mu demee ci parti ba mu bokk dayoom ba mu am ci biir gox ba nu mu toll ci biñ koy tànn nu mu mën a demee mooy nit kooku kat war nañ ko xool saytu ko ci jikkoom saytu ko ci engagement saytu ko ci bëri saytu ko aussi surtout ci xam-xam. ñu gis na loolu yëpp moom mi nga xamoon moo nekkoon coordinateur bi daf ko teg de côté jël la ko neex ñun nag ñu ne ñun de bu ñuy dem ci benn affaire day fekk ñu dëppoo ak suñu pas-pas dëppoo ak suñu gëm-gëm dëppoo ak suñu principe ñu ne loolu ñu mën ci jikkoonte moo tax ñu rocceeku ne leen kat njoorawal jàmm dem leen ngeen continuer seen coalition mais ñun dinañ dem ak coalition Jàmmi Gox yi ci ñeenti communes yooyu ma wax muy Médina Gounass Sam Wakhinane ak Njaareem dagaan baatu askan wi jox leen suñu programme ba nga xam ne bu ñu wóoloo bu ñu déggee incha allah ñu doxal pour l'intérêt de Médina Gounass ak l'intérêt de Guédiawaye loolu moo ñu tax a génn ci coalition Yewwi Askan Wi taxawal coalition Jàmmi Gox yi mu nekk aussi coalition boo xam ne ni coalition citoyenne la parce que du coalition boo xam ne parti politique moo ko moom mais coalition citoyenne bu dëppoo ak suñu pas-pas bi nga xam ne mooy suñu premier engagement. macha allah Matar am na solo lool tubarkalla waaw bëggoon nañu xam nag Jàmmi Gox yi maanaam coalition la ak ñan ak ñan nga ko bokkal bëgg nañ koo xam bu baax a baax. waaw Jàmmi Gox yi coalition la boo xam ne nekk ni citoyenne la maanaam ay mouvement citoyen ñoo ci bokk ak ay parti yoo xamee nekk nii dañuy jox récépissé pour ñu def ko coalition citoyenne fii ci Médina Gounass nag Jàmmi Gox yi ñi ko formé ñi ko composé mooy ñun waa Pastef ànd ci ak waa PUR moom mooy waa parti Moustapha Sy bi ànd ci aussi ak PCS Jëngu bi nga xam ne Boubacar Camara moom moo ko jiite kon mën na ne Jàmmi Gox yi fii ci Médina Gounass ñetti parti yooyu ñoo ko sos ànd ci nag ak ay groupement de femmes ànd ci nag ak association ànd ci aussi ak ay personnes yoo xam ne gëm nañu projet bi nga xam ne que ni moom la Jàmmi Gox bi war a présenté waa Gounass pour ñu soxali Médina Gounass incha allah. macha allah Matar am na solo lool tabaarkalla buntu boobu leer na nañ waaw di la béggee baax di la ñaanal suñu borom guddal fan wéral dégg ci barke Cheikhul Khadim fi may dugal mooy bu nee Makhtar Gassama daal di Gounass taman fii laa dëkk xam naa fi lu bëree waaye damay forcé wéyu bëy dégg ni Makhtar jigéen ñi ne fii ak soxna yi muy mbootaay yi ak ñeneen yaa leen dimbali daal bëgg nañoo xam Makhtar ñoom si lan nga leen dimbali ak dimbali nan la demee ak ban façon liggéey ngay liggéey ñoom. waaw mën naa ne jigéen ñooñu soxna yooyu nga xam ne ñii suñu ay yaay la ñii suñu jigéen ñii suñu ay soxna dimbalewuñu leen suñu bopp lañ dimbali. dëgg la parce que dañ leen a gis ñu nekk ñu am pas-pas nekk ñu jàmbaar ci liggéey mais ñu gis ne liggéey boobu aussi
naam baax na ña ngi cay am mais lañ ko waroon amee gën a mën ko bénéficier wu mu des ñu ne ah comme que suñu borom kat wërsëgal nañu ñu demoon ci daara ji dem ci école bi ba am fa tuuti lu ñu xam ñu ne pourquoi ça xam-xam bu ndaw boobu yàlla may ñu ñun ñi nga xam ne ñoom ci biir Médina Gounass muy Pastef ñi fi nekk ak yeneen personnes ñu jéem a xalaat ay xalaat yoo xam nekk nii war na mën a soxali suñu jigéen ñooñu ci kaw loolu nag ci la ñu ne ah ñun kat foog ñu travailler ci ay projet yoo xam ne day nekk projet yoo xam ne durable la dans long terme bañ a nekk loo xam ne dañ koy def natt kay suba ñu seetoo ko mu jeex ci la ñu xalaatee def des projets solidaires économie solidaire boo xamee nekk nii dañuy bindal jigéen ñi projet bu ñu leen bindalee projet ba pare dañ leen di wax ne kat ñëwuñu comme politiciens yi ñu ko defee jox leen benn somme ngeen séddoo ko ngeen dem mais dañu bëgg ñun li ñuy indi dañ koy teg ci table pour wane ne yéen ñii lii soxal na leen ku ci nekk day jënd action maanaam ku ci nekk day joxe junni maanaam ñoom dañuy def yu mel noonu sax parce que dañ naan ñoom dañuy def fond de caisse bu ñuy commencé seen caisse ñu leen teg leen ku nekk junni ñun ñu teg ci xaalis bi takk boole ko ci maanaam xaalis boobu juróom fukki jigéen bu ki nekk tegee junni mu nekk 250 000 ñun ñu indi apport bu dëgër teg ko ci dina yegg presque million bu ñu jëlee xaalis boobu wëlbati ko maanaam ñoom ñoo koy wëlbati seen biir ñun ñu encadré leen par ñu ñu koy wëlbatee mooy d' abord 50 femmes marché la ñoom den marché bopp lañ parce que ku ci xëy rek da nga dem marché am wuti loo jëfandikoo wala nga dem ci boutique ba xam xaalis boobu dina permettre ñu jënd loo xam ne dañ koy jëfandikoo ba peut être jënd ko en gros ñoom ñu jëndaat ko seen biir fekk ne ñoom nañ koy jëndee dana gën a moins cher la nga daan jëndee fii ba pare seen xaalis mi ngi jàllarbiku pour mën a doon ay millions loolu moo ñuy permettre que ne buñ ko jàllarbee 2 mois 3 mois 4 mois dañuy jëm vers des entreprises parce que dañu gëm ni le fait que ñuy cotiser di cotiser à la longue dafay métti ñoom ñi dañuy lâché ñi dañuy dem di leb di jël bu kii di suul bi kii loolu mooy li nga xam ne moom la ñu liggéey jigéen ñi buñ ñëwee dañ leen koy présenté bind ko ci këyit jox leen ko ñu lire ko képp ku ci d' accord ñu ànd ak yow ñu ngi ciy liggéey groupement yu bari ñu ngi ciy gis seen bopp parce que dañoo gëm ni may nit ki jën baax na mais jàppal ko nu muy nappee jën aussi mooy li nga xam ne moom mooy gën loolu mooy daal mooy méthode bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey jigéen ñi beneen bi aussi ci góor ñi ñu ngi leen di xalaatal parce que xale yi aussi dañu leen bàyyee seen bopp les jeunes yi peut-être il faut ñu encadrer leen il faut ñu former leen dans les corps de métier loolu aussi ñu ngi ciy travailler bu baax a baax avec des projets yoo xam ne structurés fii moo nekk base des teinturiers artisan yi aussi dañ leen defal ay projets yoo xam nekk nii ñoom seen li ñuy soxla nañ ñuy sol ci xaalis nan la ñuy exploiter seen xaalis bi ñu ko joxee ak nan la ñuy fortifier tamit ba am seen autonomie financière boo xam nekk nii dégg ñu dépendre ci kenn loolu daal mooy li nga xam nekk ni ñu ngi koy liggéey ak waa jeunes yi nga nekk Médina Gounass ñu ngi koy liggéey ak jigéen ñi ñu ngi koy liggéey ak artisanat yi donc nag daan dajul fépp te comme tamit par nos maigres moyens ak suñu ay relation ak yooyu dañu utiliser yaakaar naa ne bis bu ñu jotoon mairie bi ak suñu relation war nañ mën a gën a def lu ëpp loolu ba nga xam ne Médina Gounass képp ku fi nekk rek di nga yëg suqaliku ci sa bopp parce que au lieu que nit ñi parfois li ñuy xënte mooy suqali ay bâtiment suqali nangam mais suqali nit ñi yaakaar naa moo ëpp njëriñ moo ko farata boo suqalee nit ñooñu ñu mën a defar les bâtiments ak les macha allah am na solo lool kàddu yi am na solo kàddu di la bëggee baax di la ñaanal tawfiq ak taysiir waaw bëggoon nañoo xam Matar maire bi fi nekk muy Baydi Ba su ma nee la lan moo la naqari ci moom ak Gounass fii lan lay doon bëgg naa loo nga ñëw si bu baax a baax a baax. waaw mairie bi nag yàlla dafa def ma nekk conseil municipal depuis 2014. te conseil municipal ba ma koy doon du parti politique moo ma yóbbu ca conseil municipal. maanaam mouvement citoyen bu nekkoon fii ci Médina Gounass di xeex ngir njariñu Gounass. di ñaxtu li nga xam ne moo fi manqué ak li ñu mënoon defal suñu bopp ñu dugg yëpp donc defal suñu bopp. mouvement boobu nag moo demoon ci élection 2014 ñu tabb ma ci ma nekkoon tête de liste proportionnelle ma nekk conseil ak keneen ñun ñaari conseil la ñu am. boo fa demee xam ne man mii kat li ma indi fii moom mooy population. kon war naa ko mën a taxaw dignement ba mérité loolu ñu ma sax. ba ñu demee ca mairie ba tamit lañ fa gis maanaam dañ ci ruus dañu xam ne lii mënul yóbbu Gounass fenn. parce que bu ñu jëlee ne maire ci boppam jàpp ne mbir mi moom kese la kon du dox maanaam benn xalaat. te yàlla xam doy na ndax xalaat ba sax dina baax. donc ñu gis ni mairie bi ni muy demee mooy gestion solitaire maanaam nit ki moom kese la ak i ñooñam ñoo xam ne peut-être yaa ma neex moo tax mu jëleen ko kon loolu mënul suqali Gounass parce que maire bi te lu ñu mën di wax aussi mooy xam-xam bi des na te na mu waroon doxalee yaatal même bu fekkee ne des na nga yaatal pour jëli ñi nga xam ne yàlla may na leen xam-xam ci domaine bu nekk parce que kenn xamul lépp mais ku ci nekk nga jël ci domaine bu ko suñu borom may nga boole ko pour njëriñ loolu amul gestion collégiale parce que man mi di conseil maire la keneen conseil maanaam yow bu fekkee da ngay gérer ñëpp ay maire
yow bi nga nekk maire dañ lay jàppee comme un chef d'entreprise boo amee sa entreprise le meilleur chef d'entreprise mooy le chef d'entreprise qui sait utiliser ses agents maanaam maire bi waroon na utiliser les conseils à fond exploiter seen i xam-xam dans chaque domaine kii ci éducation nekk kii ci nangam la nekk ci nangam nga jël xalaat yooyu man sax dama naan naam loolu baax na mais loolu sax doyul maire bi war na mën a génnaat conseil municipal dugg biir Gounass xool des personnes ressources yoo xam ne seen i compétence am na fi mu jël leen bolli ko ci conseil boobu au delà même doomi Gounass da nga xam ne ñu ngi ci biti li ñuy wax picc nga ca kaw xel maa ngi ci suuf ña nekk ci bitim réew te war a mën a yokk fii mel na Gounass dara ñooñu aussi ñu boole leen ci gestion bi ba nga xam ne li ñuy wax day nekk une gestion participative une gestion collégiale boo xam ne ku ci nekk da ngay indi sa xalaat li ñuy tëral muy nekk tëralu xalaat bi ñëpp ñu defandoo ko muy njëriñ pour mel na Gounass waaye loolu amul mel na Gounass donc moo tax it fi ñu toll dañ toll avancé wuñu d'un iota parce que li ko waral mooy benn nit ci boppam moom mooy gàddu lépp ci boppam. ba pare li ñu koy waxee rek na yàlla xam doy na na mu waroon demewul noonu. kon daal lii wax na rek la mairie de Médina Gounass moom gestion bi vraiment c'est catastrophique et c'est calamiteux ñuy ñaan yàlla rek yàlla jëlal ñu fi lii fi nekk ñu ñëw ak une équipe parce que dama jàpp ni du man mais avec l'équipe bi nga xam ne que ñoo war a ànd dem ca mairie ba ñooñu boole ko yeneen xam-xam yeneen compétence yu nekk ci commune bi ñooñu lañ bëgg a sukkandiku pour defar Médina Gounass. macha allah sëñ Mokhtar am na solo lool ñu ngi lay bëggee baax di la ñaanal tawfiq di la ñaanal taysiir kon damay jublu Serigne Cheikh rek maa ngi lay ziar baax di la bëggee di la ñaanal tawfiq ak taysiir. waaw maa ngi leen di gërëm d'abord ci opportunité bi ngeen ñu may wax ci Maxtar Kessé waxaale également ci li nga xam ne moo ñu boole. ci projet bi ñu namal waa Médina Gounass. comme moom ni ñu ko jotee wax rek ci ay kàddu. Maxtar Kessé ndaw la juddoo Médina Gounass di yëngu ci wàllum politique. mais taxawaayam ñu ngi ci teewlu te loo xam ne vraiment dafay neex loo xam ne bëgg na dëgg. mooy ñu def wute lool ak politiciens yi nga xam ne tàmm nañ leen gis ci géewu politique. ndax politicien boo xam ne da ngay dem ba yow da ngay fàtte sa bopp. wala bu ñuy tabb muy ndombal tànk rek yow doo mën di yëkkati sa loxo ne jox leen. maanaam yow askan wi ci boppam ñi nga xam ne ñoom lañu jox gëdd pour ñu tabb. ñoom ñooy xool gis say jikko. toujours saa su ne. mu doy leen dañu ne yow lañu fës nga jiite ñu. kon loolu ci laa di kon Maxtar moom la yàlla may yenn jikko yoo xam ne ku ko xool vraiment di nga ko nawloo di nga ko sopp. macha allah man sax dama tàmm vraiment di wax ma ñu tàgg nit. mais loolu yàlla moo def. yàlla moo def ci lépp li nga xam ne ñuy ànd man ak moom ci politique lu ñuy joxe ñu ndombal tànk ñun ñëpp commencé ko ci man ba ci ñu mujj. ñun ñëpp dañuy xool bu fekkee li ñuy jiit la dañu naan ko Maxtar ci loolu mooy tekki ni dafa am tubaab bi wax ne leadership naturel. ak ni man ak moom depuis bi ñuy nekk ndaw ñi nga ànd dëgg la waaye suñu ànd politique ñu ngi tàmbalee ci 2013 2014 bi ñuy waajal élection locale. ñu amoon ci benn mouvement citoyen bu tuddoon sax déggoo yàlla defoon ndax jikko yooyu ma leen wax moom la làmboo ñu jiital ko. naka yow yaay nekk jiit proportionnel. lu ñu gën a neex ci li nekk taxawaayam gannaaw ba ñu ko falee conseil mooy ca conseil yi dafa nekk yëpp ci maire bi moom ngay dégg turam comme koo xam ni dafay dëggal boppam ci kaw li taxoon nit ñooñu faloon ko conseil municipal. maanaam muy tenir tête au maire bu fekkee foofu dafa def naka suñu noonu wala moom taxawaay boo xam ne foofu lañ ko doon xaaree. donc ñu nawee ci loolu jàpp ni vraiment ci loolu nag laa daanale. jàpp ni foofu bu ma gis ko tey yàlla def ko mu nekk coordonnateur parce que Médina Gounass. yàlla def ko mu nekk ci liste citoyenne coalition Jàmmi Gox yi di tàllalaat loxo ak kan bi ñu sànni ko waat baax ngir mu nekk maire ñun suñu xel da ci dal. donc dañu am yaakaar. gannaaw bu ñu xoolee juróom-ñaari bis yi fi nekk yëpp ñu am yaakaar bér ni moom bu dee profil rek profil. ak taxawaay ak parcours. amul kenn ci juróom-ñaari bi nga xam ne moom moo ko gën a yeyoo nekk maire. dëgg la yàlla nag mooy doxal. lii war nar a am yàlla rek a ko xam. léegi moom ban profil nga am ba nga nii moo si gën a taxaw. mooy li ma waxoon sànq. profil dafa am profil boo xam ne ci jikko d'abord la mooy jikko yi nga xam ne moom day fàtte boppam humilité dafay tubaab bi wooyu. fàtte boppam ngir askan wi. loolu moo njëkk. beneen bi mooy engagement politique. engagement mooy nga nekk maire wala nga bañ a nekk maire nga nekk conseil wala nga bañ a nekk conseil toujours sa alal sa doole sa xam-xam
yaa koy def ci lu jëmale askan bi kanam donc comme nag ñu ngi fekkee yëpp boobu amuñu woon benn ndombal tànk moom ci wàllu boppam amul dara ko ndombal tànk te ci la gënoon tax def coonoom ak alalam li bëgg rek ñu nga xam ne mooy nekk ndamal askan donc loolu moo tax ñu am yaakaar jàpp ni vraiment ci jugement objectif te ni amul franchement benn candidat bu profil boo xam ne moom moo gën a candidat coalition Diané Gox yi macha allah ñu ko xam ci Makhtar Gassama waaw loolu daal laa moom lu may dolli nga xam naa boo leen gën a xuus ci waxtaan bi ak moom ba mu xamal leen ak tuuti rek ci projet yi ñu nax bu ñu leen gën a dinañ gën a xam kan mooy Makhtar Gassama waaw loolu daal waaw jërëjëf Serigne Seck macha allah am na solo lool barkala li nga mën a leeral nii yow rek yaa ko mën a wax ndax Matar mënta woon naan man la Matar Gassama wax nanga mais yow mën nga ni Matar def na li def na laa kon ñu siy bëgg loolu di defal jotaay yooyu li ma gën a neex si Matar nag defe naa ñoom doon àndal ba nii ndaw ba léegi ñoom lay àndal te defe naa xaajaat ba teewagul kon di ko bëggee baax kon Matar bu ko defee fi ñuy tëjee mooy say projet mooy Matar bu gañee maire bi lan la bëgg a liggéey lan la war a taxawal lan moo fi amul bu ko fee def ndax jamono jee bett naa la si ndaje gisoo ma dama léegi damay yoxu mais nga wax ko lu am solo loo xam dégguma fii kenn wax ko muy su ma jëlee maire bi dinaa def marché man marché ma gën a ñor dama nuy commerçant la donc maa ngi si kat naa équilibre damay commerce suñu yaay yi dañuy def ba caaro yi parce que njaari marché benn ay goxu jàmbur te gunaan bu amee marché maanaam dana gañe lu bari gañe bi si ëpp njëriñ nag mooy suñu yaay yeneen pass dem yeneen marché fii nii yem ba pare am addi am dépasse loolu muy lu ma neex loolu ma dégg la si bërëb keroog nga koy wax waaw bëgg naa tam lu ñëw ma say projet bu baax a baax Matar yenn projet lay waajal ak gañee maire bi lan la bëgg a liggéey fii si village waaw ma jël foofu nga daanee rek mooy ni peut-être dañu jàpp ni gox boo koy jiitee nit ñi yokkute nit ñi nga moo nga bëgg te ñu gis ni Médina Gounass ci mairie bi doxul ci yitte yi pour ñu am marché parce que marché dafa nekk aussi loo xam ne que non seulement dina permettre nit ñi ñu génn ci dem ci marché yi mais dina fait ñi fi dëkk aussi liggéey ci marché ba am koom-koom bu dem ci ñoom moo tax suñu projet aussi bokk na ci benn complexe commercial boo xamee nekk nii waa Gounass ñoo koy moom te loolu dañu jàpp ni buñ koy concevoir aussi duñ ko def comme ni ko nit ñi defee wuti sa partenaire rek ñëw tabax ba pare ñeneen ñu am xaalis jóge fële jënd ko dañ jàpp ne bu ñu amee projet boobu dañ koy commencer par consultation à la base ñu leen kat idée bi lañ am nañ partenaire bi cantine bi lay jar dès le début ñoom ñu commencé di investir di épargne nga xam ne bu cantine bi paree li ci ëpp waa Gounass ñun ñoo koy téye seen loxo bu desee nag ñu mën ko jaay ñeneen parce que ñu gëm ni Gounass aussi war na am ay ressources additionnelles yoo xam ne dina permettre li nga xam ne moom la ñu sax comme liggéey ñu liggéey ko donc côté marché bi moom suñu priorité la te incha allah am nañ partenaires yi te démarche bi dina nekk démarche boo xam ne inclusive dina nekk aussi les bénéficiaires dina nekk la majorité les Gounassais projet yi ñu am aussi pour Médina Gounass bari na lool xam naa ko fàcc ci émission bi mën na ci wax li ñu gën a yitteel mooy l'éducation ñu jàpp ni njàng moo jiit wér day am fondement nit dañ koy fondé dañ ko defal fondement bu dëgër muy l'éducation ñu gis ne infrastructure yi nga xam ne que ni waroon na am fii en terme d'éducation Médina Gounass manqué na benn école primaire la ñu am beneen deuxième bi ñu commencé yeggagul cycle yeggagul kon ñu jàpp ni tey jii bu ñuy inscrire sax à l'élémentaire bu ñu inscrire si ñu ne jeex na on est obligé di génn commune bi di dem ci ay école privée loo xam ne kattanu parents yi matewu ko ñu jàpp ne kon priorité su ñun tey jii ñu tabax ay écoles yoo xam ne que ni fii la suñu ndaw yi di jàngi beneen bi mooy CM te commune bi yëpp amul CM ñu fexe tabax benn CM boo xam ne képp ku génnee ci tout tànk bi dem dugg ci CM bi lii sax mën nga jéggi dem Limamou Laye mais loolu aussi priorité la beneen bi aussi li ëpp solo mooy l'enseignement religieux parce que mooy daara yi nga xam ne que dañ la war a appuyer mu nekk des rubriques yoo xam ne dafa nekk bokk ci nomenclature budgétaire bi mais dañ koy soppantal dañu gëm ni nit xale bala muy dem fenn maanaam defar ko mu am diine parce que diine bu mu bokk muy islam wala catéchisme mais nañ ko jàngal diineem ba mu xam li mu war a def ak lu mu war a def donc loolu aussi mooy suñu mbébét la nga xam ne dinañ appuyer les daara dinañ accentuer aussi sur l'éducation religieuse parce que dañu jàpp ne xale da nga koy former dès le bas âge bu màggee lépp lu mu yor mu mën ko yor benn bi aussi mooy environnement bi parce que environnement Médina Gounass dama koy faral di ko wax mooy ni tey jii dañuy violer même le droit des Gounassois parce que dañu ne dans la constitution nous garantit un environnement sain état bi waroon ko jël en charge mairie war ko jël en charge mais loolu yëpp mu bàyyi boo gisee tey jii bassin de rétention yi ñu gasal fii nii mais gas ko mu salte noonu duñ ko nettoyer
tifa bi nekk ci biir duñ ko écréter duñ ko def dara loolu dafa nekk loo xam ne priorité suñu la tey jii war nañu defar environnement des bassins écréter bassin yi mooy dindi saleté bi ci nekk dindi tifa bi désinfecté ko nga xam ne dañuy exploiter même les bassins mu nekk njëriñ pour population parce que boo mën nañ fa def ay toolu kër mën nañ fa def loo xamee nekk ni population da koy utiliser di ko consommer waat kon ñu jàpp ne environnement ak cadre de vie moom aussi suñu priorité la beneen priorité bi ñu am mooy régulariser foncièrement Médina Gounass parce que dañu jàpp ne Médina Gounass dañu ko considéré comme un quartier flottant te loolu mooy war a dañ parce que fu ñu dëkk ay 60 ans et quelques wala 50 ans loolu war nañu régulariser nos maisons là suñu papa yi koy dundal même bu dee ay actes de vente ñu régulariser ko ba nga xam ne dañuy am ay suñu ay titres fonciers ñu tracer des voies yoo xam nekk nii bu ndox mi ñëwee dina ko mën a jaar pour que nit ñi mën a dëkk ci jàmm te li nga xam ne suñu bàyyi ñun suñu ndono la suñu bàyyi ñooñu ko bàyyi ñu mën ko valoriser loolu aussi suñu priorité yi nga xam nekk nii ci suñu programme bi ci la dañ ko ci def programme bi nag mu ñu tënk lépp fu mu nekk nii mais incha allah xam naa dañu am yeneen occasion yoo xam ne dinañ mën a waxtaan ci programme bi de long en large jox leen ko en version papier nga xam ne yéen di ngeen xam ne kat ñun ñii di laaj kat laaj ñu pour laaj mais dañu laaj parce que dañu am ay propositions yoo xam ne dañ koy defal Médina Gounass te du nekk ay propositions yoo xam ne yu réalisable bu faisable loo xam ne que ni du extrapolé ngay wax loo xam ne dañ koy wax rek pour nit ñi di ko dégg pour lu leen neex mais loo xam ne dañ koy wax ba pare doon lu mën a nekk ñu mën a luñ mën a def. te fii itam xam naa ne yaa ngi bare ndax yaa ngi bare salle boo xam ne comme genre grand théâtre wala Sorano ñu salle religion muy murid tijaan xaadir laayeen fu fa xew la dafa def seen manifestation. waaw loolu moom lu ñu ñor la. parce que dañu jàpp ne ñun suñu li ñuy guider suñu politique. mooy diine la. te loolu dafa bokk ci suñu priorité. maanaam ñi fi nekk di yëngatu yëpp ci wàllu wala ngëm ñu subventionné leen appuyer leen créer leen ay espace yoo xam ne dañu mën a fa exercer li nga xam ne mooy seen passe-passe loolu moom yaakaar naa ne incha allah bu ñu jotee mairie bi am nañ ci ay projets yoo xam ne dañ ci waxtaan ak ñoom ba pare ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo lay concerné bu ko defee ñu mën ko jëmmal incha allah. Fatal am na solo loolu xam naa ni dina amal ci waxtu daanaka man na defe naa ñaari minutes noonu dëje di kontaan lool di bëgg nag ci kii ma cheikh bi muy sama cheikh mais bokkoon benn classe waaw yàgg naa wax nag ñu yóbbu ma ñu may teg table waaye loolu lañ jégal naa ko waaw ndax moom macha allah daa yàgg am ambition même classe moo ni jiite woon wóor na Cheikh Fall moo ni jiite woon dafa yàgg am gëm-gëm moom bu dee ba doon maire ndax jàmm gox yi la wax su naan jàmm gox yi nag maanaam maire moo gën a ndaw si li nga bëgg kon ñu ngi ñaan yàlla na ko doon président de la république si barke Cheikh Xarim nit ku baax la waaw yan kàddu ngay tàggatoo bu dul tàggoo. waaw donc dañuy wax rek di fësale suñu nekk ci biir Pastef di wax ni ñu ngi biir Pastef Ousmane Sonko le président Sonko ñu ngi déggante di waxtaan di gëm ne Pastef projet la boo xam ne dañu gëm ne njariñ bi yëpp pour Sénégal donc di fësale suñu ancrage encore à Pastef di remercier aussi Pastef section Médina Gounass bi nga xam ne tey jii ci seen mbaax la ñu jël man sama jëmm di xeebu ji jiital te ñu ëpp ma daraja ëpp ma xam-xam ëpp ma lépp kon ñooñu ma jiital nga xam ne que ni ñoom jiitale sa fakkat ni la ñu ànd ci liggéey ñun ñëpp summeeku ngir l'intérêt de Médina Gounass ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci qualité boobu di ñaan suñu borom qualité boobu yàlla bu yaakaar yàlla tax seen yaakaar donc mu nekk ci ay kuréel yoo xam ne aussi spécifique yoo xam ne dañ def liggéey bu mucc ayib muy jeunesse bi muy JPS ci njiit di Balla Touré jiite ko di ci liggéey bu am solo nekk quelqu'un qui est très engagé ñoom vraiment ñu ngi leen di beral sant ak gërëm bu amul fu mu yem benn mooy jigéen ñi aussi moche bi vraiment ay jigéen ñu am passeport yore seen i kër yore lépp di def ay sacrifice di liggéey di ñëw di jàpp ci liggéey bi kon daal bu ñu jugee ci jigéen ñooñu aussi ñu wax le bureau communal de Médina Gounass bi nga xam ne aussi vraiment ñoom ñëpp ñu ngi góorgóorlu di xëy guddi bëccëg ngoon lépp lu ñuy xalaat rek pour njëriñu Médina Gounass di tëjee rek ci coalition bi nga xam ne nii aussi moom la ñu def muy jàmmi gox bi fii ci Médina Gounass kon waa Pastef ñi nga xam ne ñoo ko àndal bool ko ak waa PUR ñu mbokk PUR yi nga xam ne dañu ko àndal ak PCS incha allah ci élection yi dinañ ci bay suñu waar dinañ ci def li ñu war a def tàll suñu loxo waa Gounass ba lépp luñ ci jox incha allah li ñuy ñaan daal mooy yàlla may ñu ndam bu ñu may ndam aussi mu kàttal ñu dëggal ñu ba yaakaar yi nit ñi am ci ak li ñu waxante nit ñi ñu jëm ko jëmmal loolu daal mooy suñu kàddu yi nga xam ne mooy di la gërëm aussi Paa Ousmane vraiment comme ni nga ko waxee sama camarade de classe la woon ànd bu yàgg li ñuy wax dëgg la sama coloré nga nit bu baax nga nit bu am pas-pas am yëngatu ci wàllu diine la ñaanal yàlla rek lii nga xam nekk nii nga nekk yàlla na ko yàlla yokku ko mu doon yu gën a rëy mu nekk télévision yoo xam ne dañ koy dégg di ko dégg ci télévision yu gën a mag ci Sénégal ak dans le monde donc ngi leen sant seen gërëm naa ko
waaw jërëjëf sëñ Maxtaar kontaan nañ loolu di bëgg lool kon sëñ Maxtaar Gassama lan àndaloon tey ak seen télévision Mbacke Fall TV di télé askan wi képp ku naan ashadu an laa ilaaha illallah ashadu anna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay tàllal loxo ndax campagne yi dafa ñëw élection maire ñëw fu waaye ne rek dana la fekk ndax ñun li ñu ñor mooy Sénégal li ñu gën a ñor nag mooy Guédiawaye ndax télé bi fii la dëkk maanaam di télé askan wi dégg ñëpp waaw di bëgg sama cameraman Jibril di nuyu nag waa association mouvement des Baye Fall bi nga xam ne maa ko jiite tey émission ñoom laa koy may muy ñu nekk Djiddah Thiaroye Kaw ñu nekk Pikine Nord ñu nekk Gounass ñu nekk Wakhinane Nimzatt ak ñu nekk Touba Ndiarème Lompul partout nga xam ne sëñ Mourou Fallou Fall moo joxoon ndigal muy lu mat 17 daayira di leen bëgg baax di leen siyaar bu ñu tuddee sëñ Karim Niang rek Baye Cheikh Faye Baye Fall ñu nekkal Wakam Sola Awa jëruñ soxna yi Moussa Ba Zikrullah jàmbaar nekkoon ñu fii Gounass kon di leen bëgg baax di leen ñaanal tawfiq ak taysiir bëgg na leen baax a baax di kontaan loolu la si ñuy teew ñëpp ñu ngi xaritu Maxtaar yi ak ñi nga xam ne amoon nañ yéenee teew te teewul di leen bëgg baax di ñaan ci barke Cheikhul Khadim ñu déglu émission bi baa ko koy seetaan yal na nga daje ngeen mu Sidna Muhammad jaa ngeen jëf